Amis internautes, merci de nous rester fidèles sur Sans Limites et sur toutes nos plateformes digitales di am mbégte rek saa su ne di ci jàkkaarloog yéen tey nag ñu ngi fii ba Pikine daal di jàkkaarloog ki nga xamante ne moom moo di monsieur Dame Mbodj yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté mu nekk nag membre coalition citoyenne bi leen di le peuple bi nga xamante ne nii ay fan ñu génn rek la ñu ko taxawal lu ñu fas yéene waxtaan nag moom mooy actualité bi nga xamante ne jamono ji moom moo gën a bëri rek luñ koy coow te muy cas Sonko ak Adji Sarr waaye laata rek ñuy xuus ci waxtaan wi dañ lay bàyyi rek monsieur Mbodj nga nuyonteeg internet yi lay seetaan ci Sans Limites. jërëjëf soxna Mariama maa ngi kontaan bu baax ci dalal bi nga xam moom nga ma dalal pour ñu waxtaanee mbirum réew mi surtout li nga xam ne mooy lëmbe réew mi léegi daanaka romb na sax ñaari semaine di nuyu sa internet yi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci Sénégal. di wax rek ni man damay wax ci turu coalition citoyenne le peuple comme ni nga ma présenté parce que kuréel la gu yees goo xam dañ koo teg muy ay acteurs yu bari ay leaders d'opinion yu bari yu dajaloo ak seeni kuréel nekk nag ci phase yaatal bi pour que Sénégal yëpp ñu dugal leen ci moo tax ñu tuddee ko le peuple parce que réew moo dem le peuple est souverain maanaam réew mi nit ñi nekk ci réew mi ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo fi war a dogal li ñu bëgg moo fi war a dox. kon nag ñun loolu moo tax ñu créer la coalition citoyenne le peuple may wax ni coow lii nga xam ne moo am te dal ci ab leader d'opinion un secrétaire général ou un président d'un parti politique bu tudd Ousmane Sonko man Ousmane Sonko bokkuma ci partem loolu c'est important ma leeral ko bokkuma ci partem mosuñu woowante téléphone mos nañoo toog benn yoon booba mi ngi doog a créer partem beneen yoon bi ma ko gisee mooy biñ ko dàqee ci fonction publique ma demoon di ko marsawu fekkee conférence de presse bañ doon def ma jël fa parole wane ni état da koo jaay doole booba laa gëj a gis Ousmane Sonko mosuñu wax téléphone loolu mi ngi bëgg a yàgg. kon nag loolu bu ma ko leeralee ma wax ne lépp lu ma fi nar a wax ci li nga ma nar a laaj sama aqulaay taalaa laa koy wax te duma ko wax ci parparloo parce que man dëgg rek moo ma ñor ci dëgg laay taxaw ak lum mën a metti ma wax rek dëgg te yàlla tax loolu nag. maa ngi koy préciser pour mu leer bala ñoo dugg ci waxtaan bi. jërëjëf leeral yi am na solo monsieur Mbodj xëy na rek wax nga sànq li nga xamante ne moom moo di coalition citoyenne le peuple bi nga xamante ne nii bokk nga kook yenn ci ay nit ñu mën cee lim monsieur Clédor Sène Karim ak ki nga xamante ne moom mooy monsieur Cheikh Omar Diagne ñu bëggoon a xam coalition citoyenne le peuple boobu lan lay wundu exactement lan mooy quintessence su dëgg-dëgg coalition bi nga xamante ne moom ngeen taxawal. jërëjëf coalition le peuple bi presque daanaka mën naa wax man ni c'est de façon spontanée moom la judd dañoo toog ba ci yàgg daal ñun leader yooyu comme xamante nañ ñu xool ne wax dëgg yàlla kuréel yi bari na Sénégal pàccee bi bari na Sénégal te li ñu gis ci réew mi ak jaay doole bi ñu gis ci réew mi ak dictature bi nga xam ne moo am Sénégal actuellement te yenn journalistes yi di ko tuddee une dictature rampante mooy luy waaj di ñëw luy raam ñun ñu jàpp ni dictature bu sax la boo xam ne yàgg na Sénégal waaye kii nga xam ne moo fi nekk jiite réew mi moom daa ñëw gën koo dooleel dictature bi mais yàgg na Sénégal quand même parce que ci ni bànqaasu réew mi di doxe Sénégal musta nekk démocratie dictature lañ mos a nekk mais nguur yi ñi fi daan nekk dañ daan am lu ñuy rafetal mais ki fi nekk moom rafetalul yoonam nekku ci lum bëgg lum ko mën a yoon wu mu ko mën a jaare pour am li mu bëgg rek jaral na ko kooku nag bu ñëwee fekk institution yoo xam ne lépp moom moo ko yore ci loxoom kooku damay jàpp ne moom bu bëggee dooleel dictature dana ko mën a dooleel ci lu kenn dul werante loolu moo tax ñu xool ni dictature waruñu ko accepter suñu réew ñu waxtaan suñu biir ñu ne lii nga xam ne moo am ci réew mi dafa ëpp te lu ëpp tuuru la olof yi wax kon nag président Macky Sall doole bi muy jaay tuddee boppam may sa tend joor ni man buur laa lu ma neex laay def faalewuma kenn réew mi lu ma fi bëgg moo fi am léegi loolu lañ wax ne nañu wax ak sénégalais yi pour ñu xam ne ñun faluñu woon buur président de la république lañ faloon kon nag loolu moo tax ñu yëkkati lii prétexte bi nag mooy li nga xam ne mooy jaay doole bi am ci contexte bii nu nekk ñëpp gis jaay doole bu leer naññ bu am ci dossier bii bu doon dañoo nekk ñaari sénégalais yoo xam dañoo jàppante te kenn dugg ci
te ci kanam tuuti man maa wone ay firnde yu tax ni dugg ni rijj ci biir ci ñu yore nguur gi am na ci bu leer naññ bu kenn dul werante loolu moo tax ñu ne nag lii na dakk parce que réew mi waruñu fee jaay doole kenn ñuy seetaan kon dañoo teg coalition bi pour réew mi teguwaat ci dëgg wax sénégalais yi dem ci ñoom def suñuy kuréel ci quartier yi def ko ci département yi def ko ci région yi fépp te alhamdulilah bin ko tegeeg léegi nga xam ne mi ngi toll ci ñeenti fan sénégalais yeeg ñuy woo fépp dañu wax ne ñun fii mën nañ fee créer cellule coalition citoyenne le peuple muy CCP ñun tamit am nañ waxtaan suba wu ñu war a def incha allah ñun comité d'initiative boobu nga fi lim ñu waxtaan nag ci nan la ñuy doxale mbir mi ak banqaas yi nan lañ koy tege pour que ñu delloo lépp askan wi parce que baat bi askan wi moo ko moom. incha allah am na solo li nga wax rek moom moo ci nekk dernier mot bi yaakaar nañ ne askan wi moom moo ko moom mu mel ni rek li leen yëkkati moom mooy di xeex li nga xamante ne moom ngeen tuddee dictature bi nga xam ne moom le président Macky Sall bëgg a instaurer fii ci réewum Sénégal loolu tax nag ngeen dugal seen loxo ci affaire bi nga xamante ne nii moom moo xew jamono ji moom mooy cas Sonko ak Adji Sarr mu mel ni au départ ñu bëri dañoo jàpp ne c'est une affaire de mœurs boo xamante ni dafa jël beneen tournure celle politique bien sûr ñu bëggoon a xam foofu ndax mënuñu woon régler problème bi sans pour autant ñu yegg ci stade boobu. jërëjëf loolu ñun loolu lañ gëm parce que jiiñ nit yàkkataan ñu koy wax ci français viol yàgg na am Sénégal ba mu daan am kenn daaw ci duggal loxoom jiiñ nañ ko fi sax ñuy def politique te andiwul coow parce que dañuy gis ni wax dëgg yàlla amul benn problème parce que ci askan ku am problème da ngay dem rek. jooy ko ci fa mbaxana doone benn waaye coow lii bi mu jógee man du ma ne état moo ko créé waaye état dugal na ci loxo ndaxte wax dëgg yàlla boo xoolee dossier bi day leer naññ ni am na ñu nekk ci ginnaaw ñoo xam dañ leen di protéger ndaxte coow li mi ngi doore ci ñaari fan guddig ñaari fan jëm ñetti fan ci weeru février bii nu nekk ci benn salon de massage am ku fa dem ku tudd Ousmane Sonko nekk président PASTEF nekk donc politicien fii Sénégal nekkoon 3e ci élection présidentielle yi nu génn tey mu nekk le chef de l'opposition pourquoi mu nekk le chef de l'opposition parce que ki jëloon 2e dem na ànd ci nguur te ku ànd ci nguur mënatoo jiite opposition kon légalement actuellement Ousmane Sonko day nekk le chef de l'opposition au Sénégal kon nag kooku bu amee coow lu mel nii bu ko topp kon ñun mënuñu lu dul xool li nga xam ne moo ci am pour xool ndax tegu na ci yoon ñaari fan yooyu nag ci guddig ñaari fan googu mbir mi amee bi coow li jógee ñu déglu ñi nga xam ne ñoom ñoo séq mbir mi parce que ñun bala ñoo wax ci mbir mi dañ koo déglu ba noppi nag sukkandiku également ci ñi nga xam ne ñoo am droit déglu muy ñi nga xam ñoom lañ tuddee la gendarmerie ñi nga xam moom lañ joxoon enquête bi muy la section de recherche ñu gis ci li nga xam ne moom la gendarmerie section de recherche génne ci lu leer naññ muy ay PV yoo xam daa senn parce que lu senn ci enquête Sénégal yàgg na fi du lu bees Sénégal ñu def enquête ci police wala gendarmerie mu senn loolu yàgg na fi kon nag bi loolu amee ñu dem xool li nga xam ne moom la ña ko séq wax muy ki nga xam ne moom moo fa demoon muy président Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom moo tuumaal Ousmane Sonko ne dafa yegg ci moom te nee na dafa yegg ci moom benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ba ñeenteel bi yoon nee na ñeenteel bi yoon bi la ni léegi daal mënatu ko muñ léegi da koy porter plainte mu ni Ousmane Sonko moomu dafa ëndaale ñaari arme à feu loolu moo tax mu tiit ba nag Ousmane Sonko da ko menacé ne ko yow sa liggéey boo nanguwul léegi da nga ñàkk sa liggéey da koo menacé bi mu waxee loolu ñu déglu ñi nga xam ni avant sax ñuy dem ci enquête préliminaire bi ñi nga xam ñoom ñoo séq mbir mi ñu wax parce que ñooñu ñoo mën a leeral mbir mi ñu déglu Ousmane Sonko mu ne moom loolu waxi dof la parce que moom demu fa pour di wuti bànneex ay salon la jaar yoo xam ne dafa daan faju ndax daa am ginnaawam goo xam day metti te da ko presque judduwaale mais 2005 ba léegi xaw ma 2007 ba léegi da koo sonal léegi nag mu jaaroon ci ay cabinet de massage ak ay kinésithérapeute yoo xam ne dañoo cher mu dem ba mënatu koo fay loolu moo tax bi ñu ko découvrir le espace boobu mu ni foofu bi mu ko essayé gis na ni mën nañ koo soulager ci métit wi muy yëg ci ginnaawam mu koy def nee nañ lu ëpp at te benn coow mus cee am
xale bi jigéen bi ñëw tuumaal ko mu ni lii ñu ko tuumaal gëm na ni état moo nekk ci ginnaaw parce que moom defu ko mais xale bi jigéen bi boo tuumaalee nit ni daa yegg ci yow foog nga andi ay preuve du waxi kese mooy tax rek ñu jàpp ko comme moom nag léegi Ousmane Sonko moom bi mu waxee loolu danoo gis ni ka nga xam ne moom mooy borom salon bi naam dafa amoon doom nekk hôpital waaye lay xew nee na ci këram da koy xam te Ousmane Sonko bu fay ñëw da koy wax mu préparé ko pour bu yegsee ñu tegal ko liñ ko defal ko liñ ko def maaseel ko mu ni bi mu fay ñëw toujours ñaari masseuse lay am maanaam ñaari nit ñoo koy bësal fi nga xam mooy ginnaawam te mu ni Ousmane Sonko moom bu ñëwee du sumee ko yaram wépp waaye day ñëw rek summi ginnaawam ñu maase ko loolu la wax moom borom salon bi maanaam dindi tuuma ci li nga xam moom la soxna Adji Sarr wax teg ca ne Adji Sarr du nit kuy wax dëgg moo tax ma dàqoon ko dama ko dàqoon jëlaat ko ndaxte daa mujj ñëw ñaan pour ma jëlaat ko waaye moom du wax katu dëgg mu ne nag Ousmane Sonko du nitu caaxaan parce que mosu koo wone ci salon bi moom mu ni bi mu amee doom noonu nekk hôpital dañ koo woo di ko gis-giseeti ko teg pression fekk déclaration boobu mu def wax ne Ousmane Sonko daal di setal Ousmane Sonko mu ne ñi ngi ko doon teg pression pour que mu dellu ginnaaw ci li mu wax te proposé nañ ko 40 millions pour mu dellu ginnaaw ci li mu doon wax ba mu ko deful ñu koy bundu xataal di ko sonal ba am na frère am bu génn ci presse bi wax ne lu dal doomam ak moom soxna soosu Ndeye Khady Ndiaye mi ngi ci loxo état parce que ñoom ñoo ko dugal fi ñoom ñoo koy gis-gisee te mi ngi doog a am doom yoo xam matagul weer. acte boobu dafay firndeel ni rek am na lu ñuul ci soow mi loo xamante ne kenn bëgg ko wax. parce que bu fekkente ne dañ ni fait banal la maanaam loo xam ne ñaari sénégalais yu jàppanteel rek la yoonu état nekku ci yoonu kenn nekku ci mais mu leer naññ ni ci bu ma duggee ci yeneen mbir yi ñu ne xale bu jigéen bi moom Adji Sarr bi salon bi Ousmane Sonko génnee salon bi le 21 le 2 boobu ci guddi à partir de 21h bi mu génnee moom dem. moom Adji Sarr moo dem ca borom këru ndaw si am doom nga xam nekku fa dem yóbbu xaalis bi Ousmane Sonko fay ba nag borom kër gi ni gisuma ci moom luy nuru ni moom mii kat kuñ doon violé la mu ne ko yow lan la nii dafa mel ni lan la looy rag-rag ni mu ne non daa am rek benn borom Jakarta bu may jël si nee na ñu topp ko gis ni ab 4x4 bu ñuul ko fa jël si te ñu gis ca ku ponkal koo xam ni moom ñëwoon na fa quelques jours avant xool si salon bi ba dugg na ci biir salon bi ñu ne ko aji kii mooy kan mu ne kii sama xarit kese la waaw léegi borom kër googu ne Adji Sarr moom ñëw na avant bis boobu coow li am ne ko waa yow Ousmane Sonko kañ lay ñëw ca suba ga mu ñëwaat ne ko waa Ousmane Sonko du ngeen ko woo mu wax kañ lay ñëw waaw léegi ñun dañoo mës a gis ku ne violé ngay organiser sa viol xam nga sénégalais yi mënuñu ñoo tegi dof ku ñuy violé ngay ti koo xam nee nga dalaa violé woon ñetti yoon parce que boobooy ñeenteel bi ngay woote ngay wut ku la ci dimbali pour ñu wax la ban bis lay ñëw pour nga waajal ko waa sénégalais yi nan ñu àtte fan lañ mos a gis koo xam ne day waajal ñu koy violé parce que ñuy ruube naan da koo ragal xëy na moo tax mu kon jox boppam xanaa kay booba bu njëkk ba lay doon waaye magum jëm moo xam ne am na ñaar fukki at ak benn parce que li nit ñi naan ñaar fukki fa at la am ëppal na ko parce que mi ngi juddu ñetti fan ci weeru mars 2000 ñetti fan ci weeru mars 2000 fukki fan ak ñeent moo des pour mu am ñaar fukki at ak benn kooku du xale waaw léegi moom kim bokkaloon di dàmp Ousmane Sonko ni bi ñu demee ba dàmp ko ba ca fin ba moo ma xool ne ma génnal saal bi loolu la mama ba wax mooy ki ñuy wax Aïssata Ba nit moom moo ma xool ne ma génnal saal bi ma génn saal bi parce que loolu c'est important pour ñuy wax parce que moom Adji Sarr borom salon bi nee na Adji mooy chef bi su fa nekkul kon am na droit ne employé bi génnal parce que moom mooy kilifaam ci biir saal bi mu génnee moom mama ba ne wax loolu bi ñu demee ci enquête de gendarmerie bi mama ba bi mu waxee foofu loolu biñ enquêté Adji ni ko ndax loolu yaa ko wax dani mag ko wax looloot muy wane ni kon moom am na lu mu doon waajal bu ñu xësee wane ni waajal am na rek mais mënatuñoo indi thèse de viol beneen bi mooy mu am ay caméra de surveillance yu nekk ci kanamu salon bi kër yi ko wër yooyu yëpp boor boobu duñ ay këri patron lañ ñoom ñëpp am caméra de surveillance
am na ñu wax ne am na 14 caméras de surveillance yu nekk ci zone bi ku xam ay résidence Mamoun ak yooyu xam ne foofu du yëfi caaxaan ay alal ju metti la fa ay nit investir def fa seeni caméra de surveillance ñu ni zone boobu caméra de surveillance yan fa amoon mat na lu mu gàtt-gàtt fukki caméra de surveillance ak ñeent ñu ni yëpp disparaître na kenn mënatu la génne benn caméra de surveillance bu nekk zone boobu alors que loolu police ak gendarmerie ku ne xam na ni mën nañ koo dem réquisitionner pour que ñu projeté ko pour ñu xool ndax 4x4 boobu ñuy wax ñëwoon na fa pour mu leer ndaw si ci boppam borom këru ki nga xam moom salon bi nii bi ma joxee xaalis ba pare yéeg na ci kaw terrasse bi di téléphoné naan leen ñëw leen jël si ma di làqatu di téléphoné ci ku ne dañ koo violé muy làqatu naan leen gaaw leen ñëw ngeen jël si ma ñu ñëw jël si ko mu ni kooku ma nga woon ca oto ba kooku fa ñëwoon te muy nit ku am taxawaay koo xam ñu ngi ciy diiñ ne papaam wala ku ko féete papa mi ngi ci Benno Bokk Yaakaar muy Maodo Malick Mbaye moom Sidi Mohamed Mbaye moom mi nga xam ne moom la Adji Sarr wax ne xaritam la te mu andi woon ko ca salon ba moom moo fa jël see ci oto te ca oto ba am na benn avocat ñii ne avocat ñoom ci enquête bi avocat lañ wax mais ci gëstu Sénégalais yëpp xam nañ ne avocat la beneen bi mooy médecin tamit ma nga woon ca oto ba waa ñooñu luy tee comme dañoo bëgg mu leer téléphone Adji Sarr téléphone Sidi Mohamed Mbaye téléphone kooku ñu ci jiiñ ñu woo ko téléphone médecin ba yooyu yëpp ñu réquisitionné ko demandé ku ci nekk sa téléphone kan mooy sa opérateur bi nga moo la jox puce ñu demandé opérateur yi ñu génne extrait communication yi ñu waxante boobu doon na andi leer gu am solo. comme solution yi nga xam ne moom nga préconiser pour lépp leer bu ñu sukkandikoo ci certificat médical bi nga xam ne moom la médecin bi jógee loolu tamit est-ce que leeralul mbir mi ba pare. léegi nag damay wax rek li nga xam moo mën a leeral lépp rek mais damay wax yi gën a ndaw ñëw ci bi gën a mag moom laay tudde man la pièce maîtresse de ce complot mooy li nga xam ne moo màbbal lépp li màbbal lépp mooy gendarmerie nationale moom moo commandité pour ñu defar benn rapport médical ci ndaw si médecin ba def rapport médical bi di nekk un homme de l'art nga xam ne ñoom dañu prêter serment seen liggéey duñ ko caaxaane parce que science la ñuy def mu attesté maanaam mu firndeel ni Adji Sarr sëyul lu mat 24 heures maanaam lu mat benn fan sëyu ko alors que ñoom ñu ngi ko indi ca fasaase pour ñu dem xoolal leen ko xool awraam ndax moom mii kët góor yegg na ci moom médecin bi ni kii kët góor yeggul ci moom kon kay wax ji jeex na wax dëgg yàlla pièce boobu rek doy na sëkk pour ñu xam ne viol amul parce que viol nuñ koy définir mooy yow ku góor ki nga dem sàkku koo xam ni xale la wala yow ku jigéen ki nga dem sàkku koo xam ne xale la koo xam ne mineur la maanaam amagul at yu mën a dogalal boppam wala nga dem sàkku koo xam ne mag la waaye àndul ci nga ànd ak moom sëy looloot viol la noonu rek mooy définition viol mais loolu ñaar yépp boo ci mën a jël àgg ci moom bi day tax ñu mën a nekk viol pour ñu mën a traiter nit de violeur il faut mu àgg ci moom te médecin bi nee na laale amul li ñuy wax en français conjonction mooy jaxasoo bu yegg ci ñaari awra yi laalante loolu amul loolu la mbir mi wane ci rapport médicalu médecin bi mais wax ji jeex na loolu rek fayoon na wax ji mu jeex mais ñu gis nag ci complot bi toujours parax ji ci am mais bala maa ñëw ci parax ji mooy ñooñu bokk ak Adji Sarr kër gi di liggéey ñu ne Adji Sarr fan yooyu bin fa gisee waa jooju fa ñëwoon di ko jël si ñu ne lekkam mi ngi doon jógee résidence Mamoun mooy hôtel bi dend ak ñoom la Adji Sarr fa lañ ko doon yónnee lekkam fa lañ ko doon yónnee ay fruits yu muy lekk maanaam am na ku ko doon andil livreur bu koy andil fruits yu muy lekk di ko engrossé di ko préparé ba noppi di ko andil lekk yoo xam ne ci hôtel lay jóge bu tudd résidence Mamoun waa ñooñu di leen boole ci enquête bi pour ñoo xam ku doon andi lekk yi loolu lépp ñu tege ko nee kenn du ci wax lépp lu mën a leeral dossier bi ñu tege ko nee di wax di layami
di wax ci loo xam ne amul benn njariñ. ay Ousmane Sonko waru fa woon a dem Ousmane Sonko waru fa woon a dem du débat bi parce que jiñ ñu ko ne daa dem fu mu wërta dem fu muy dem ak fu mu dul dem moom la concerné loolu c'est le jugement moral bu dee fam dem terewuñ ko rek moom la concerné la mu koy yàqal ku ànd ak moom la moo ko ciy mere wala jabaram wala ay doomam wala ay mbokkam wala ay jegeñaaleem man sama yoon nekku ci procureur yoon nekku ci keneen yoonam nekku ci moom la concerné parce que fam dem terewuñ ko bu doon dañ koo jàpp ne ko fa nga dem waroo faa dem boobu la salon bi waru faa dem ak war na faa dem di am importance waaye actuellement kenn topp ko loolu kon moom mu dem fa ak ñàkk faa dem loolu conséquence politique la wala conséquence morale beneen bi mooy tey jii comme dañ koo jiiñ viol mooy ngeen séq yéen ñaar médecin bi nee na viol amul parce que moom moo ni sëy amul kon viol amul parce que pour viol am il faut sëy am waa léegi même su fekkante nag beneen mbir am na bu dul loolu maanaam tey jii ñu amoon luñ séq ñoom ñaar ca biir kër ga ba dara am ba tax tey jii ñu naan nañ def test ADN mais test ADN lu mu mën a prouver mooy que am na lu ñu am ci Ousmane Sonko luy wane ni ñoom ñaar àgg nañ fenn fi mais loolu du viol maanaam fo ci Sénégal ñaari muskàllaf yuy fo lu ci yoonu kenn lam intéressé mooy ñoom la leen di xaar ci daan bu dee ay jullit lañ parce que yàlla subhaanahu wa taala moo tere ñaari nit ñoo xam ne sëyuñu ñuy jegente wala di seq dara wala ñuy wéet ñoom ñaar kese ci néeg loolu rek dañ leen koy tere donc su fekkee am na lu am ci seen diggante ñoom ñaar ëllëg bu dee dem nañ bis penc parce que ñun dañoo gëm ne bis penc dañ am ñun ñëpp ñu taxaw rendre compte devant le bon Dieu ñoom yàlla lañ amal problème te yàlla moomu ak moom yërmande ga mën a dox seen diggante ñoom ñoo ko xam ay daan yu am seen diggante ñoom ñoo ko xam man dama jàpp ni li ma jàpp mooy bu ñu seetee li nga xam ne moom moo fi am mooy suñ ne woon wax dëgg yàlla na Sénégalais yépp ku ci nekk taxaw wax sa aqulaay taala ndax yow mii ci sa àdduna mosoo def lenn lu yàlla yi tere kon musiba dina am kon ñu bari fii ci ñi koy taqal ak di wax waxi caaxaan tey jii suñ ne leen woon waat leen ndax mos ngeen a moy wala mosu leen a moy ñu ci bari ci ñoom kenn ñemewu la waat fii ñeen fi mën a garanti seen bopp que mosuñoo moy bu ndee 16 millions de sénégalais ñi fi mën a waat ci li ma gëm man ne mosuñoo moy boo ci génnee xale yi bu dee mag ñi mat nañ par exemple 6 millions ci 6 millions yi ñi ci mën a waat ëpp ñu 500 000 ci li ma gëm man ci sama chiffre. juge d'instruction buy jël ab ordonnance pour placer en mandat de dépôt ak nit ci lii nga xam ne mooy coow li ci dossier bii nga xam ne ku ci nekk comme ni nga ko wax pièce maîtresse bi wane na ni sëy amul ñi ko séq ñëpp wane nañ ne dara amul maman ba Aysata ba maman ba nee na bi ñu nekkee ci enquête bi mu ni gendarmerie bi ngeen ñu bàyyee maag Adji Sarr ñu wét nee naa ko ay aji lii lu ko fi jar aji ne ko maman ba bàyyil ma may la 100 000 nga génn dem sa yoon waa loolu leerul maman ba fu muy Adji Sarr fu muy jëlee 100 000 francs yi muy mayee noonu loolu lépp duñ ko boole ci mbir mi pour ñu leeral ko ensuite lu tax mu jéem a génn kii ci biir mbir mi beneen bi te ma gis tey ñu ni ministre de l'intérieur léegi moom jël na benn dogal wax ni day mettre Adji Sarr sous protection policière maanaam pour aar ko daal wutal koy policiers yu koy topp mais boobaak léegi sax ñu ngi koy def loolu kay da koo fesal nii rek li ñuy laaj ñun fan yëpp naan ana aji loolooy seen problème moo tax léegi ñu ne ñoom ñoo koy protéger mais ñoo ko kana ko kon avant ñoom kan moo ci loxoy kan la newoon ñooñu mu nekkoon seen loxo ñan lañ parce que ay mbokkam nee nañ newul seen i loxo nee nañ ñoom dañ ko bëgg a gis sax te mënuñu koo gis waa léegi kon ana yan loxo la nekkoon ministre de l'intérieur du ko leeral waaw mais Ndeye Khady Ndiaye boobu nga xam ne daa am doom nekk ci jafe-jafe nekk hôpital dama ko ñëw waaw léegi moom nga xam moo gën a nekk ci jafe-jafe sax moom Adji Sarr parce que Adji Sarr moom am benn problème moom daa tuumaale rek waa léegi lu tax koo kenn yóbbulu ko assistance kenn yóbbulu ko protection policière lu tax protégé wuñ ko non c'est-à-dire man réew mi te li fi nekk sénégalais yi damaa defe ne man seetlu wuñ li xew ci réew mi non franchement ministre de l'intérieur erreur yi muy def dafa bari donc man li ma jàpp mooy loxo état moo ni rëjj ci mbir mi ci lu kenn dul werante beneen bi mooy parax bi am ci tëj enquête bi enquête gendarmerie bi leer nañ
mu des rek ñu war a jël kenn ki ci des mu def enquête am te moom li ko tee ñu mën ko def mooy dafa mbalaanu kiiraay muy kin jiñ ñi daa yegg ci xale bu jigéen muy Ousmane Sonko waaw moom comme dafa nekk député ñu def ci erreur dem convoqué ko ba mu indi ay coow ci réew mi ba ay militant dem ni du dem parce que dañoo war a dindi mbalaanu kiiraayam muy doog a dem ñu amee xeex yu metti yu fa am xeex bu metti nag moo fa am xeex ba metti ñu dellu ginnaaw mais dañoo demoon pour jëli ko loolu il faut ñu leeral ko Sénégalais yi pour la première fois d'ailleurs depuis 2012 ma gis président Macky Sall céder devant la pression loolu nag war na koo jox un signal très fort gis nga jaay doole baaxul ci réew te li muy def nii depuis 2012 ci jaay doole la nekk léegi nag moom enquête bi du ñu xaar ba ñu lever immunité parlementaire Ousmane Sonko gendarmerie continuer enquête am loolu gën woon a leer mais ñu patamee dossier bi tëj enquête bi pour yóbbul ko procureur jox ko juge d'instruction pour que ñu ordonner pour que ñu demander ministre de la justice mu demander lever immunité parlementaire Ousmane Sonko. donc loolu lañ def léegi nag mu leer nañ ci kanamu sénégalais yépp ni complot bu leer la néewuma ñoom état ñoo ko commencé ñoom gouvernement bi du ma leen ci taqal mais dañoo dem ba ca biir ci li ma gëm gis ne mën nañ cee jafandu waaye dañoo jafandu cew sagar leen jafandu dëgërul dil bi kalaate na lépp yàqu na yàlla subhaanahu wa taala mi ay ci póotum buur leeral na lépp ni viol amul kon nag buñ xam nga li ñuy def nii lu muy andi gën a ñaawal jël bi li gën a wóor mooy ñu dellu ginnaaw xam ne jàmm moo gën ci réew mi te président Macky Sall dafa war a xam ne amoon na président yu am doole yoo xam bañ jaayee doole seen réew bañ demee ba mënatuñ ko dañoo taxaw fipp nag dafa jot moo tax ñun ñu teg la coalition citoyenne le peuple pour won peuple bi ne président Macky Sall dictature bu metti bi mu nekkee ñun mënatuñ koo accepter dañoo war a taxaw résister nous sommes dans la résistance encore une fois comme ni ma koy waxee mooy du délit au Sénégal terewuñ ko fi ku mooy yow la ak yàlla ku mooy yow la ak say soxna yow la ak say mbokk yow la ak ñi lay bàyyi ci politique mais ñun suñu yoon nekkut ñun sénégalais yi te auberge yaa ngi fees dell ak nit ñuy mooy ci Sénégal bés bu nekk donc vraiment il ne faut pas qu'on essaie naan ñu ay ADN ak yooyu ADN mënut a prouver le viol surtout que ki ko wax mooy avocat bi nga xam ci temps yi te ci lay profité wax maa ngi félicité waa réseau Siggil Jigéen ak yeneen association jigéen yi nga xam nee na ñoom duggun ci coow li parce que coow li leerul te ñoom kuñ mos a jiñ viol rek dañuy dem jëlal la ay avocat mais bi yoon defuñu loolu lu tax defuñu ko mais xam nañ ni ñoom duñ dugg ci lii viol amul léegi loolu tax dugguñ ci waaye avocat bi nga xam si moom ñëpp xam nañ ne xamul dara ñëpp xam nañ dañ koo jiñoon viol ba noppi condamné ko ci en France d'ailleurs wane naa ko mi ngi nii document baa ngi nii mi ngi nii document baa ngi nii dañ koo jiñ c'est tribunal bu Paris la ñu jiñ ko ni dafa dem ci xale bu jigéen di ko defal attouchement sexuel loolu lañ tuddee ni ñu ni déclare le tribunal sur l'action publique déclare El Hadj Diouf coupable d'agression sexuelle commise le 21 mars 2012 donc lii lu leer naññ la ordonnance bi la ordonnance su juge bi nga xam moom moo ko condamné ak lim ko ci fayloo lii mooy document bi nga xam ni kenn mënu koo werante mi ngi nii muy la cour d'appel de Paris moom moo ko condamné maître El Hadj Diouf ci agression sexuelle ci lu leer naññ lu kenn dul werante kon nag bu ñu ruubee ñun li ñuy wax lu leer la léegi nag yow nan lañ lay condamné ci agression sexuelle bu leer naññ nii waxoo ci ngay ñëw naan da ngay joxe ay leçons de morale mais la décence voudrait que yow nga bañ ci wax. foofu sax laa bëgg jaare daal di dugal benn question wax nga ko sànq ñi nga xam ne ñoom ñooy layal ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr ñu mën cee li maître El Hadj Diouf mu mel ni loolu dafay indi beneen touche ci ñun ci problème bi nga xamante ne moom moo am parce que dégg nañ fi ni PV yi nga xamante ne moom moo wàcc am na yoo xamante ne fiable te bu ñu sukkandikoo ci kàddu yenn taskati xibaar yi nga xamante ne mën nañ ci lim Pape Alé Niang nekk journaliste d'investigation ak Babacar Touré ñoom dañoo wax carrément que ni bu kàcc di am ci beneen côté bi la nekk c'est-à-dire que ñi nga xam ne ñoom ñooy layal Adji Sarr ñoom jamono ji jàpp nañu ne ñoom ñoo nekk di kàcc mais jamono ji est-ce que foofu mënuñoo def déduction comme quoi que journalistes yi ma tudd sànq ñoom ils sont censés détenir de bonnes informations daal di koy joxe. ki nga xamante ne tamit moom moo di maître El Hadj Diouf nekk ki nga xamante moom mooy layal ki nga xam ne mooy Adji Sarr moom it il est censé
am information yu fiable pour mën a toog pour défendre ki nga xamante mooy clientam tey jooju noonu loolu bu ñu ko tënkee ñaari côté yëpp di am tiraillement lan lay wone boog wala tey jii nii lan la ñu war a gëm ñu li nga xamante ne nii ñoom ñooy askanuk Sénégal nekk le peuple di déglu ñaari pàcc yëpp. non d'abord damay wax ni il faut ñu respecter Sénégalais yi. PV yi ñëpp jot seen téléphone yi PV yi moom ñëpp jot nañ ci Sénégal képp koo fi wax Sénégal danaan la PV bi gis naa ko mu ngi sama téléphone paasante nañ ko. loolu nag gënul du lu rafet mais du lu bees parce que man lii su ma nekkoon président de la république mu am sama réew ma xam ni comme ni mu ko waxee moom le 31 décembre moom président Macky Sall ni am nay dossiers yoo xam ne moo ciy teg loxoom ni ministre de la justice ñii bu ñu leen toppee réew mi day tàkk man jàpp naa ne bii waroon na ko boole ci dossiers yooyu muy wax parce que lii coow rek lay indi ci réew mi moom moo ko waxal boppam moom Macky Sall moo ne am na dossiers yoo xam ne su ma ko procureur ak ministre de la justice jébbalee man maa naan leen teg leen lépp ci suuf parce que lii day taal réew mi waaw boobu ñaari jàngat nga ci am mooy kon justice bi ñiy weddi ni président Macky Sall moo ko téye ci loxoom xam na am na loolu lu leer nañu la c'est un aveu que man na maa changé lu ma neex ci justice bi parce que moo ko waxal boppam daa feeñ beneen bi mooy kon moom day seet yi ko arrangé mu arrêté ko yi ko arrangé wul mu bàyyi mu jàll mais bii man jàpp naa ne arrangé wu ko dafa yaakaar ne da koo arrangé rek loolu moo tax ñu ne ñun lii ñu bëgg a def nii jaay doole la jaay doole nag baaxul kon kuy digal président Macky Sall da nga koy digal ni na teg lépp ci suuf parce que loolu moom mooy rôle am en tant que chef de l'État comme ni mu waxee ni am na dossier yoo xam ne su ko yëkkatee day indi coow ci dëkk bi ñi war a wax nag encore une fois maa ngi koy wax nañ wax balaa mbir mi gën a ëpp parce que nag mbir mi ngi commencé ëpp te ñii dafa mel ni naruñu dellu ginnaaw te suñu delluwul ginnaaw musiba dina am parce que sénégalais yi du ñu nangu ñuy jaay doole koo xam ne gis nañ ni dossier bi dara nekku ci te encore une fois les PV yooyu nga xam ne moom la yenn journalistes yi génne mooy PV yi amul ñaari PV yi ko xool sax xam ne c'est des PV fiables dooy PV yu ñuy werante gendarmerie bi ko def corps d'élite la du ñu ay nitu caaxaan lépp li ñuy def lu leer la beneen PV amul suñu fekkee dañ fee soppi ay PV coow dina am bu dee ci PV yooyu lañ sukkandiku te bu wóor na ma ne mooy PV yi am parce que dafa méngoo ak ku ne li mu wax parce que ñoom ñooñu acteurs yi à part même Ousmane Sonko wax na même su fekkee nekkul ci PV yi à part Adji Sarr bien sûr parce que Adji Sarr mënuñu wax ne dem na ci benn télé wala benn rajo wax fa mais ñeneen ñëpp interrogé nañ leen ñëpp te ñoom ñëpp li ne ci PV yi ñu leen bindal ak li ñu wax ci presse bi ñoo yem kon kenn rek a des muy Adji Sarr te Adji Sarr moom ku ko téye mooy ñi nga xam ñoom intérêt ci coow lii yaakaar ne mën nañ cee profité pour faagaagal ab opposant boo xam da leen a lakkal waaw Adji Sarr ay waajuram amuñu droit gis ko fan nañ mos a gisee ku ñuy violé koo xam ne ay waajuram duñ nekk ak moom duñ bàyyi Adji Sarr mu dem ci mbokkam même protection policière bi ministre de l'intérieur ba mu ñu nax mënuñoo nax protection policière du tee nga bàyyi ko mu dem seen kër protection policière xam nga la pour aar ko pour kaaraangeem mais bu nee moom dafa bëgg a dem par exemple seen kër mën nañoo ànd ak moom escorter ko bu nee ba seen kër ñu daal di teg seen i fourgon policier ñuy garder kër gi ba kere ñu koy woo ca tribunal ba mais lu tax mun ñoo def loolu mais anamu lañ wax le problème c'est pas protection nañu ministre de l'intérieur wax fan la Adji Sarr nekk ak kan moo am intérêt ci téye Adji Sarr man xam nga lu ma gëm mooy lu tax ñu def loolu mooy Adji Sarr suñu ko bàyyee mu dellu ci ay mbokkam day wax dëgg gi elle va craquer parce que boo delloo ci say mbokk ñoom ñëpp ñu wër la ak nen ñu ko waxee ni famille ba réunion nañ ne lii Adji Sarr woo leen ko mu ñëw mu wax ak ñoom famille élargie bi léegi nag Adji Sarr réunion boobu buñ ko bàyyee mu dem fa famille bi yëpp ñëw taxaw toog ci digg kër gi ne ko Adji bul rusloo say maam Adji lii musta am sunu famille Adji wax ñu liy dëgg bu boobaa bu ko ñëpp tegee pression ci famille bi rek dana jooy wax dëgg gi du bërki dem ñu ngi ba léegi ñu ngi jàpp ay responsable Pastef wax ne dañoo déglu seen i téléphone ak ay puces yu ñu joxe ak yu ñu jënd maanaam di ko jaar ci xarala yi pour jàpp leen ba ci dugal ay opérateur téléphone yoo xam ñoom lañ ci dugal wax léegi luy tee téléphone Adji Sarr ñu def la même chose pour mu leer pour ñu xam Adji Sarr kooku ñuy wax ne moo nekk ci ginnaawam ak ñim doon waxal bu ñu téyee téléphone Adji Sarr def extrait communication yi mu def ci jour boobu mais day doy sëkk pour ñu xam ñan ñoo nekk ci ginnaaw mais lu tax loolu bëgguñ cee wax soxna si.
leer na xëy na ba pour ñu tëj rek ba coow li jubee ba léegi dañuy jël Adji Sarr di ko xarab dëgg la peut-être elle a été victime ci mbir mi waaye tey jii tamit est-ce que waruñoo xoolaat tamit responsabilité président Sonko dans tout ça yow en tant que Dame Mbodj tey jii boo doon am looy reprocher Sonko par rapport ak cas bi lan lay doon. non xam nga man Sonko lu tax contrairement à ce que les gens disent mënu ma ko reprocher leen mooy damaa gisagul lu ñu teg sama loxo loo xam loolu la def. mais lorsque par exemple Bassirou Diomaye Faye dit que ni ñoom ils ont été alertés depuis pas mal de temps que ni ñu ngi leen di fexeel peut-être ci salon de massage est-ce que loolu tamit jarul motif pour tamit nga xam fan ngay teg sa tànk. est-ce que salon de massage la wax loolu dégluwuma ko mais ñu ngi leen di fexeel effectivement maintenant nag ndax waroon na dem ci ab salon de massage moom da doon faju ci ay cabinet yoo xam danoo cher te am na journaliste bu ne ma dem na foofa ba def fa reportage ñooñu wax ko ni ko jaar na fi kon li mu wax dëgg la jaar na fa mais nit ku nekk am nga droit yëg sa yaram dara yow yaa xam li lay metti nga dem ñu maasel la ko te encore une fois même suñ ko defoon massage boo xam daa ëpp même bu ëppoon moom la concerné moo tax man du ma def jugement moral bi sama yoon nekku ci parce que man mii maa ngi dem foo xam ne xëy na suñ ma fa fekkoon daañ ni fii Dame Mbodj waree fee ñëw kon nag man du ma dem di yore sama fukki kilo di wax ci genn wàll liibaru jàmbur. am na solo juste rek benn question pour ñu tëj te mooy que ne gis nañ sa plateau démb émission yaag Maître El Hadji Diouf mu mel ni dër bi la woon justement foofu c'est quoi le problème avec Maître El Hadji Diouf ndax da ngeen am problème personnel wala débat bi ci boppam moo laajoon loolu juste rek ñu tëjee foofu waxtaan wi. waaw xam nga Maître El Hadji Diouf man awma benn problème ak moom parce que wax dëgg yàlla daje nañ plateau yàggul ci benn télé mais amuñu problème dañ doon def émission bi mu jàll mais ca émission ba rek nee naa ko yow da ngaa singali Sonko bàyyi loo wax rek tudd Sonko booy boobu et cetera comme ni mu koy defee vraiment wax dëgg yàlla may profité aussi ci sénégalais yi parce que démb ba léegi mënu ma nelaw ku doon werante man moom maa ngi joxe sénégalais yi ni ku doon werante ni la bataille d'opinion a été remportée par le camp de la vérité vérité bi mooy ñi wax ni viol amul ñooñu gagné nañ la bataille de l'opinion opinion bi ñoom lañu àndal man xam naa ko man parce que démb li ma def noonu su ma ko defoon koo xam ne du ku peuple bi mere kon tey man la ñuy mere maa ngi jégglu nag ñi nga xam ne xam nañ ne xamewuñ ma loolu mais nag Marseille buy dajeek Paris day génne jaasi ji bu génnewul jaasi ji dóor dàll pour mu génn ca day jafe plateau boobu dama xool ni ba ma fa toogee la ma fa dégg su ma fa nekkoon di layami du ma ca génn ku ci nekk nag yaay xool ni ngay lijjantee nooy génn ci sa plateau man la ma bëggoon def naa ko sénégalais yépp d'accord nañ ci ni macha allah wax dëgg yàlla lañ fa wax ànd nañ ci ñoom ñëpp ñu ngi may sargal maa ngi gërëm kilifa diine yi ak kilifa aada yi ma woo démb ak tey kontaan ci li ma def ma leen di wax ñeneen ñiy wax ni waruma woon a def loolu tamit dama leen adversaire bi ma amoon moo tax ma def loolu mais su ma amoon beneen adversaire bu yiw bu respecté sénégalais yi bu ànd ak dal bu réewul kon du ma def loolu ma def waaye koo xam ne bés bu ne nga dem ci plateau yi di manquer respect sénégalais yi dañ koo xiifoon léegi nag gis nañ samp nañ mbër moo xam ne moo jàmmaarloog moom duma ko duma yu leer nañ yu kenn dul werante yoo xam ne ñépp a ci kontaan waaye man nag defuma ko woon pour man mais dama koo defoon pour seral xolu sénégalais yi ndaxte wax dëgg yàlla fan yi ñëpp gis nañ ne lëmbe na télé yi imposer ay idéem te moom amul dara lu mu teg ci loxo nit ñi parce que moom avocat bu tekki dara doo défendre dossier bi man bi ma déggee ñu ne dana contacter ku mel ni maître Borso Pouy fa ma toog ak samay xarit laan leen man de xaw ma maître Borso dama koy gis rek tribunal muy plaider yàgg na plaider nag ci ay dossier viol en tout cas au moins fekk naa ko mu plaider benn dossier viol bu ma fekkee au tribunal boo xam ne ku siiw la woon fii Sénégal mu plaider ko ba tëj ko mais jàpp naa ne élément yam doon défendre quand même da ngay xam ne tey bu demoon ci procès bii du am benn élément parce que man dama xamul avocat buy défendre bii procès boo demee looy wax à part nekk dans le procès moral ay wëru fa woon a dem ak dañ koo maase feek dañ koo lee waxu caaxaan yooyu mais teg ci loxo yi luy wane ni daa violé non loolu moom benn avocat ñemewu koo défendre
kon nag moo tax ma jàpp ne avocat bu tekki dara mais comme kooku nga wax du avocat boo xam si wax dëgg yàlla avocat boo xam ci presse bi rek la nekk la bu ñuy lim avocat yi gën a taqe duñ ko ci boole kon jàpp naa ni dafa war a arrêter loolu rek laa doon woon sénégalais yi que kii moomuñu mais amuñu benn antécédent maak moom mais dama doon woon sénégalais yi nii li muy def ci plateau yi man mun naa ko def parce que day dem ci plateau gis naa ko mu dem vendredi bële ci benn plateau boobu ñëpp xam nañ ko mu empêché ñëpp ñu wax kenn waxul yore làmmiñam bloqué ñëpp ku wax mu attaqué la kenn du wax daal di réunion ci plateau bi ba émission bi jeex ma ne leen lii de bis bu ma ànd ak moom ci plateau du am te won naa sénégalais yi ni ah am na ku man ci moom dara mais maa ngi wax sénégalais yi nag bu ma amee beneen adversaire dootuma def loolu damay delluwaat ci dàmbooj bi nu xam ànd ak dal ànd ak yar mais ànd ak sama fugg parce que loolu la mu nit ñi xamee man je suis fougueux mais respectueux damay respecté ki may sama adversaire bu may seqal waxtaan donc loolu rek laa amoon lu ma ciy wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf monsieur Dame Mbodj nekk membre coalition citoyenne bi di le peuple bi nga xam ne rek ci ay fan yu mujj la ñu ko taxawal ngir xeex rek lépp loo xamante ne moom mooy wàllu dictature fii ci réewum Sénégal di leen jaajëfal itam mbokki internet ñu doon seetaan ci sans limite di wax rek ne waxtaan wi noonu la toll woon di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.